ma daje waat suma jigéen ñi di nuyu nag association yi fi teew yëpp association jigéen yi association bàjjenu gox yi ak ñëpp ñi fi teew defe naa c'est pas la première fois daje nañ sur le terrain plusieurs fois li ma neex tey nag monsieur le ministre ak sa partenaire yi monsieur Kanté monsieur Samb c'est que yéen comprendre ngeen tey ne kenn mënut a def dara sans la santé ndax jógee boo bëggee émergence bi ngay wax da nga war a farlu ci santé te tey kat jigéen dafa bokk ci émergence jigéen ñi tey ñooy def émergence en tout cas ñu ngi ciy def liggéey bu takku kon nag jigéen mooy fondement société bi ku ko jàppale da nga yegg ci émergence looloo tax ma koy féliciter ci lim ma indee fii tey pour ñu participer ci campagne bii octobre rose neex na torop nag mais bi ñuy ñëw nee naa ministre bi man octobre doyatuma année rose laa bëgg bés bu nekk femmes yi dañu leen war a appuyer encadrer leen te loolu ñu ngi ciy xalaat bu baax parce que xam ngeen ne cancer bi li muy lool moom daa bëri te buñ bëggee toog at ba at wax dëgg yàlla di def tintamarre baax na am na sax ay actions yu ñuy def waaye dama bëgg a bés bu nekk mu nekk tintamarre ci fléau bi ndax mu mun a bàyyi jigéen ñi mun a am seen jàmm mun a développer dëkk bi waaye di féliciter acteurs yi nga xam ne yépp ñu ngi ci lutte bi ndax dinaa dolli tuuti ci li mu wax cancer yu ween ak cancer yu butitu njurukaay li muy lor dafa bëri te dafa di loo xam ne buñ ko dama bëggoon def tax tey conférence mais xam naa dama koy leb parce que temps bi daf ñu dab mais xam naa ne dinaa leen jox rendez-vous ñu compléter li nga xam ne tey moom lañ fi def ndax jigéen yi dañu war a am droit à l'information da ngeen war a xam campagne de dépistage kaay ma defal le dépistage c'est bien mais ñu waxtaanee ko ngeen poser ay questions lu baax la tamit ndax butitu njurukaay cancer bi li koy joxe mooy virus bi doomu jàngoro bi mu wax sànq muy papillomavirus doomu jàngoro boobu bu bon bi dafa am ay façon bu bon bi mooy joxe góom bi nga xam ne mooy soppaliku nekk cancer kon nag bu ngeen ma dégloo bu baax war ngeen xam ne cancer bi mun nañ ko xeex ba dootu fi toogati lu tax parce que góom boobu di nekk ci butitu njurukaay buñ ko xeexee buñ ko fajee buñ ko gestoo ci dépistage bi mun nañ ko lakk wala ñu opéré ko wala ñu dindi butitu njurukaay bi sànni ndax loolu buñ ko defee cancer dina toog du toog parce que góom boobu mooy dem ba fukki at ñaar fukki at ba fanweeri at soppali ku nekk cancer mais li ci métti mooy jigéen yi dañoo féex ndax duñu yëg dara ndax feebar boobu buy soppali ku nekk cancer kenn du ci xam dara buy yàq kenn du ci xam dara bu demee ba tas ci yaram bi lañ ciy xam dara kon nag nañ ci jug bu baax waxtaan bi dinañ ko continuer bu baax bu ween bi pareil bu ween bi dañ leen di jàngal ngeen di làmb ween yi di xool ndax amuñ donj mais cancer yi ween mun na nekk donj mais mun ngeen am beneen donj boo xam ne nekkul cancer parce que da ngeen dégg ay fibrome yu ñuy am ci butitu njurukaay mun nañ ko am tam ci ween muy donj kon nag loolu li ñu koy complété mooy utal leen di defal mammographie bi métti na nag waaye monsieur le ministre mu ngi fi te duma ko bàyyi wax naa ko sànq nee naa ko li ma gis nii daf ma neex mënoon nga yem ci sa urbanisme bi waaye xam nga ne jigéen ñi buñ leen jàppalewul buñ leen toppatoowul duñ mën a développer kon nag ma nit dinaa la jàppale nu ma koy jàppale mooy suma concept bi man bëggatuma toog octobre ba octobre ñuy def ay campagne man dama bëgg a weer bu nekk ngeen tànn benn destination ma jàppale monsieur le ministre bi dépister femme dinaa wër Sénégal di dépister mais dama am lu ma naqari parce que ñu ci bëri buñ leen dépister ba ne la am na lu ñu leen war a defaral ñu réer te réer boobu mooy danger bi nag parce que bu ñu réeree foog ne dara jotu leen boobu cancer baa ngay liggéey ci suuf kon nag kuñ fi seet ba ne la am nga góom santal yàlla la wax de xam nga luy danger bi mooy bañ a dem def dépistage parce que boo ko deful jàngoro bi dina law ba nekk cancer ba dem tas ci yaram bi maara day taali te ñun talul ñun xam nga luñ tal développé dëkk bi taluñu dem di faj ay cancer yoo xam ne ay millions la te amul espoir parce que bu demee ba tas ci yaram bi dëgg la
chimio ki yëpp baax na mais espoir bi bëreetul alors que bu ñu defee dépistage bi gis góom boobu nekkagul cancer ñu faj ko cancer du toog kon nag nañ farlu ci loolu. Monsieur le ministre, encore une fois yow ak ses partenaires je m'engage solennellement fii pour accompagner la ci combat bi accompagner la tamit ci mammographie bi nga xam ne sumay partenaire dañ koy indi mois prochain def mammographie cher na torop dinaa ko ci dimbale pour que weer bu nekk ñu jël benn destination ci commune bi wala Sénégal ñu dem ci jàppale. waaw donc loolu it bokk na ci lii nga xam ne docteur Rose Wardini waxtaanee na ko léegi mooy di saytu sa bopp di bàyyi xel sa bopp ci lu bëri ci alimentation bi ci mode de fonctionnement am na loo xam ne nag sa yaram rek la ko yàlla di bindee noonu bu ko defee mu ñëw dal la. waaye boo leen dégloo docteur li mu wax léegi mooy am na at yoo xam ne bu ko nit amee dafa war a gën a farlu ci boppam dafa war a gën a bàyyi xel boppam xam ngeen man maa ngi leen doon tooñ keroog waaye journaliste yi kenn du wax dara seen kanam maa ngi naan dama perte 10 kilos ñoom ñëpp semaine bi ci topp ma gis ci internet bi dama perte 10 kilos xam naa ne bu yàggee ñu def ma man kay waaye dama xam ne man déwén ma am 40 ans donc bëri na loo xam ne maa ngi ko doon def bi may am 30 ans waratuma ko def mais loolu tamit dafa war ci jigéen ak ci góor am na at yoo xam ne boo ciy toll rek da nga war a bàyyi xel sa yaram lépp loo xam ne yaa ngi koy gis muy ñëw te tàmmoo ko woon gis nga bàyyi ko xel docteur Rose peut-être temps bi mayewul mu wax ko mais boo leen demee ba dugg ci néegu sëy wala yeneen ak yeneen li nga xam ne moom mooy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus dafa bokk ci li nga xam ne bokk na ci liy gàttandu jigéen te nañu ci yàlla musal gis nañ ne ñu bëri da leen di dal waaye nag docteur am na nouvelle bu mu leen wax bàyyi leen xel seen bopp am na at yoo xam ne boo leen ci tollee dee leen gën a seeti docteur bu leen ragal docteur bu leen mel ni sama maamu séeréer yi nga xam ne koo ci ne docteur rek mu ne booy dem mu lay gisal dara déedéet ñun la yàlla bindee ñu ànd ak dara nit faaw mu feebar nit faaw mu màgg nit faaw mu jàngi nit loolu mënul ñàkk ci nit mais ñun nag suñu société dañu bindoo rek jàpp ne fi ngay demee ba xam ne dara dal na la foofu baaxul nga fay dem te nga xam li la dal wala xam li la mën a dal dafay tax nga mën a waajal sa bopp parce que am na comportement yoo xam ne day changer li dal nit docteur mën na am moom mooy docteur am na loo xam ne wax na ko maanaam wax na leen ci mbiru palpation li ci nekk wax na leen ci wàllu mammographie wax na leen tamit ne boo leen defee dépistage waru leen yem ci dépistage loolu nag wax na ko te defe naa ne ni mu ko waxee ne weer wu ne mën na fee ñëw waaye docteur boo ñëwee di nga fi fekk weer wu ne ñu la gàttandu ànd ak yow ci liggéey bi bu ko defee tamit jigéen yi ci commune bi ñu organiser ko bu fekkee may nañu weer wu ne ak mammographie am de façon gratuite ñu mën a organiser wu dugg quartier par quartier jox leen bés ñu organiser wu teel a defar añ yi teel a sañse bañ a bàyyi ba tàkkusaan du dëgg bu ko defee nit ñi recevoir leen mën a xool ñi ko soxla bu ko defee ñu am soins yi parce que docteur Rose Wardini waxu leen ko waaye bëri na ñoo xam ne ci àll ba amuñu centre de santé xalaatuñu am courant bay am mammographie donc boo leen amee chance boobu da ngeen ko war a saisir di soññante seen biir di ci waxtaan émergence yokkute développement am ñàkk am loolu yëpp balaa nga naan naam ne fa te naam nag mooy santé ne fa nag mooy wér-gu-yaram du dëgg donc nañu góorgóorlu ci loolu xam ne ay opportunité la ñu suñu borom may cancer nag lu doy waar la man am naa sama waajuru góor ci cancer la génnee àdduna waaye feebar la boo xam ne bu dikkee ci yow boo ko yéexee découvrir kenn mënu ci dara di nga dépenser c'est-à-dire li gën a métti ci àdduna mooy nga gis situation boo xam ne alal pas-pas docteur bu am xam-xam kenn mënu ci dara docteur Kassé wax na leen ko xam président de la république xam ministre xam docteur bi gën a fort am na foo xam ne bu fi feebar bi tollee kenn mënu ci dara waaye nag boo dee am pas-pasu di seet sa bopp di def dépistage maanaam boo demee ba am yenn at yi ñetti weer yu ne nga def prise de sang wala nga def nangam analyser sa bopp di nga mën a sentir lan moo ne ci yow nga teel ci mën a jóg te bañ a ragal comme ni ko sama maamu séeréer yi di defee. am nañ seen cancer bu bopp boo xam ne ñoom it daf leen di dàqe rek te faaw mu dàpp leen waaye jigéen ñi seen yos yi nga xam ne moom la ñu yàlla nattoo mooy li nga xam ne mooy cancer du col de l'utérus mooy bi nga xam ne mooy dal butitu jurukaay bi ak cancer du sein bi nga xam ne mooy dal weenu jigéen ñi. loolu nag taxawaay bi ci war dëgg la mais ñun tamit war nañ ci am taxawaay mooy jàppale jigéen ñi ndaxte nag jigéen ñi waruñu leen doyee rek ñu doon ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi di ñu jural doom ak di ñu toppatoo kër dañu war a fexe ñoom it ñu am santé
am cadre de vie bu baax mën a jàng bu ñuy am doom wala bu ñuy nekk ci yenn conditions yi nga xam ne moom la leen yàlla tegit ñu teg leen tamit ci conditions yi nga xam ne dinañ mën a am la joie de vivre dinañ mën a am espace d'épanouissement bi nga xam ne mooy mën a tax ñu téye njaboot gi mën a bokk ci activité de développement yi docteur wax na ko léegi wax na ne jigéen ñi dañu bëgg ñu bokk ci développement bokk ci émergence waaye balaa loolu ñu am li nga xam ne mooy wér-gu-yaram te loolu nag mooy li ma wax ñun ñii bu ñuy politique jigéen ñi la ñuy njëkk a mobiliser gis ngeen ne ñoo fi gën a bëri waxtu bi sama morom yëpp a ngi toog seen kër taal di seetaan championnat Angleterre waaye ñoom bu ñu leen woowee ñu ñëw ndaxte ñoom conscience bi ñu am ci société bi ak ni ñu mënee jàppale seen i càmmiñ peut-être amul feneen solidarité boobu amul ci góor ñi moo tax it li ñu leen mën a delloo njukkal mooy jàppale leen ci njaboot gi waaye tamit taxawu leen ci seen wér-gu-yaram donc loolu bokk na ci engagement yi gën a am solo yi nga xam ne man jël naa ko pour ànd ak yéen jigéen ñi